ñëpp nuyu l'amicale des secrétaires de la ville de Dakar nuyu yéen travailleurs municipaux yëpp ci ngeen def tey maa ngi leen di gërëm bu baax a baax waaye yaakaar naa ni ñu ngeen jëlee ci contexte bi ñu nekk ngeen dajale mbooloo mu toll nii te xam naa ni ñëpp ñëw ñu pour ñëw jàppale ñu te ku ma jàppale président Wade nga jàppale kooku dinaa leen ci gërëm waaye yàlla dafa def bi ma nekkee ci mairie bi man ñëpp laa amaloon jàmm muy ki nga xam ni dama ko fa fekk ak ki nga xam ni wërsëgam yàlla dafa ko jaarale ci man mu toog ci mairie bi bokk PDS ak ki bokk PS wala nga bokk beneen parti ñëpp laa yemale kon li may commencé rek bala ñuy dugg ci waxtaan yi ma leen di ñaan ni institution municipale ñun ñëpp a ko bokk na ngeen fexe ba kenn ku ci nekk fañ la teg ngay fay liggéey na nga fonk liggéey parce que dëkk bi ñun ñëpp a ko bokk te ñëpp yaakaar naa ni defar ko rek la ñu bëgg kon na ngeen respecté loolu seen liggéey ngeen jàpp ko bu baax a baax di xëy waxtu di wàcc waxtu di liggéey li leen sant dañ ko jaarale yoon loolu mooy doxal réew mooy doxal dëkk waaye li ngeen def tey dégg naa ci trop ndaxte lii gor rek moo ko mën a def toog ba yàgg jóg ni kat sama waa ji dafa soxla defaloon na ma lii naa dem jàpp ci won ko ni maa ngi ci wetam loolu gor rek moo ko mën a def kon maa ngi leen ci gërëm ñëpp bu baax a baax di leen sant ndaxte loolu dafa am solo fi ñu toll ci jamono bi ñu dem deuxième tour suñu candidat dem deuxième tour te kenn yaakaaru ko woon ngeen jóg jàpp fas yéene jàppale ma loolu xam nga lu rëy la mais li ngeen def dafa nekk benn mouvement général boo xam ni ci li ma constaté man ba élection bi amee dimanche 26 février ba tey premier tour depuis booba li may jot ci mbooloo ñoo xam ni sax musuma leen a defal dara musuma leen a xam ci yeneen parti la ñu ñi ci ëpp parti socialiste réew mi d'abord ensuite AFP fii ci Dakar décidé jàppale suñu candidat kon dafa am lu tax mais ci ñoo xam ni yeneen candidat la ñu woteeloon mais bu ñu ñëwee dañ naan comme suñu candidat jàllul te maître Wade def na fi loo xam ni nag ñëpp gis nañ ko kon honnêteté moo ñuy may ñu bàyyi ñëpp jàppale te am na ñoo xam ni sax discours ba ñuy tenir du ma ko wax fii parce que pour ñoom daal ñi ci xëccoo amuñu yaakaar ci moom amul expertise bi amul expérience bi pour yore Sénégal dem loolu ñi ñëw ci man toujours ñu ci bari loolu la ñuy wax te ñooñu man ak ñoom bokkuñu parti dañu ñëw xool ni Sénégal daal toll na diggante ñu jóg jàppale fas yéene jàppale suñu candidat ñi ma dajal daal xam naa ni ay patriotes sénégalais lañu parce que en général ils font une analyse pointue de la situation jóge ci ni ma ñëw ñu nag pour xaalis wala leneen mais réew mi intérêt réew mi moo tax ñu jóg loolu kon vraiment ay rafetlu taxawaay bu mel noonu ci citoyen parce que sursaut boobu ma remarqué loolu moom laa gis tey fii ci yéen itam ngeen jóg taxaw dox ba dajale lii te ni ko fi ñu bari waxee mbooloo mi mënoon na ëpp lii lu bare maire bi waxuma ñi ma fa dugal waaye ñeneen ñëpp samay xarit ñëpp ñi fa nekk donc bu ngeen demee ngeen gën ko yaatal parce que képp ku ngeen waxtaanal dina ñëw jàpp ci seen mbir bu ngeen ko waxee ko man la rek dina ci jàpp muy responsable yi gën a mag ñoom Sidi ak ñëpp maa ngi koy gërëm ci ñi ngeen wax fi ci moom parce que ak yeneen responsable syndicat yi nga xam ni ñoo fa nekk yëpp xam naa ni ñëpp samay xarit lañu am naa leen jàmm te ñooñu ñëpp xam naa liñ ma yéene ba ma fa jógee dégg naa témoignage yi ñuy wax guddi ak bëccëg dégg naa aussi problème yi am ci mairie bi yëpp dégg naa ko waaye àddina moo tëddee noonu bu ko defee ki nga xam ni moom la fa yàlla teg ngeen ànd ak moom liggéey parce que loolu
pour ñun ñëpp la liggéeyal dëkk bi du pour Khalifa Sall du pour Pape Diop pour Dakar waaye yëpp la pour Sénégal yëpp la Dakar mooy capitale du Sénégal kon ku ci nekk rek lañ la dénk na nga fexe ko ba doxal ko ni nga ko war a doxale parce que loolu mooy jullit ak góor loolu lay def li tax ñu ngay mën a dundal sa njaboot da nga koy fonk liggéey boobu te liggéey dafa bokk ci jaamu yàlla donc ci croyant yëpp nag muy kii chrétien bi wala musulman bi képp ku nekk rek dañuy wax ni liggéey ci xeetu jaamu yàlla yi la moom parce que moo lay permettre nga épanouir fii ci àddina préparer sa àllaxira aussi donc kon ngeen fonk seen liggéey bu baax a baax ku ci nekk fa nga nekk fonk ko respecter sa hiérarchie ki nga xam ni moo la féete kaw nga respecter ko également ndaxte loolu mooy doxal àddina loolu la ko yàlla ku nekk dafa am fu mu la teg que àddina bi mën a dox ñëpp bu ñu yemoon rek dara du dox kon noonu la ko yàlla tëral kon maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm ñoom madame Damas également ñëw seen taxawaay sama wet ak jàppale loolu du tey ma nekkee ci mairie bi ba tey jóge fa mosuñu ma fàttee lépp lu ñuy def sama jabar moom lañ koy jagaleel kon loolu wane na ni ñoom li ñuy def dëggu na ci ñoom parce que mënoon naa jógee ci maire bi rek ñu fàtte ma fii la nekkoon maire ak ñun léegi dem na ñu seet maire bu bees bi jéem a doxal ak moom parce que noonu la ñu bari noonu la ñuy doxalee mais vraiment defuñu ko ñoom dañu continuer toujours sama jabar di ma rendre compte buñ ko woowee ak bu leen woowee ak bu ñu dajee yëpp mu may rendre compte kon loolu lu am solo la te c'est important àddina loolu dafa am solo waaye nit ki nekk na fi tey rek suba nekk ku fi rek fàtte naa ko. loolu du ngor waay. li ko njaayeen la daal. kon maa ngi leen di gërëm bu baax a baax li ngeen def tey di leen wax ni àndandoo bi rafet na na ngeen gën a jàppoo nag yéen ñii nga xam ni yéen a def mouvement bi gën ko yaatal boole ci ñëpp bu leen ko yemale ci ñii rek na ngeen fexe ba ndox parce que am na ñoo xam ni peut-être yëguñu ko kon na ngeen ko yaatal te ñeneen ñi ngeen nekkal ci mairie bi tam bu ngeen demee na nga leen wax na ngeen leen wax ñaan naa leen ñu woteel président Wade ñoom itam yéen ku ci dem fa nga dëkk boo ñibbee say dëkkandoo na ngeen fexe ba waxtaan ak ñoom parce que loolu ñu bëree bëri bu may dem ci commune d'arrondissement yi ñu bëri léegi dama naan sax lu ma dem ci waa PDS ci ñi bokkoon ci yeneen parti yi laaj donc responsable yi toujours ci ñooñu lañ may yóbbu te bu ma ñëwee bala may jël parole sax ñoom ñooy jël parole ni ñun daal décidé nañu Ablaye Wade lañu war kon deuxième tour bi daal am nañ ci yaakaar bu baax a baax li ñu ci ñaan rek mooy yàlla def ci jàmm wote ko ci jàmm comme ni premier tour bi amee woon kenn bañ ci am benn musiba ñu wote ko ci jàmm suñu candidat gañe bu leer ndaxte yàlla jàmm rek lay def li gën la def bu fekkoon ni premier tour Ablaye Wade dafa jàll kon day nekk loo xam ni kenn du ko mën a expliquer suñu mbokk yi dañu malhonnête ndaxte boo gisee ñu ne fichier électoral bi dafa def nii dafa def ne mais fichier boobu ñoom ci la ñu gagné grande ville du Sénégal kon liñ doon wax balaa élection yi ñu naan dañuy fraude dañuy dugg na fii dañuy génn fii c'est pas vrai man PDS ci laa bokk ci laa masa bokk 83 ba tey maa ngi ci ay élection li ma xamoon ci fraude mooy waa parti socialiste moo masa leer avant bu njëkk ay 83 88 waaye déglu leen rek moom dina leen wax yëpp 83 man laa dugg ci élection bon donc 78 man du ma ci wax parce que xaw ma ci lu bari intéressé wu ma peut-être intéressé na ma sax mais booba aw ma ci responsabilité boobu mais 83 ak 88 am naa ci ay responsabilité depuis 93 mooy diriger élection PDS fii à Dakar donc xam naa ci dara 83 88 booba amul woon identification de l'électeur amul isoloir dana daan gis dans un quartier le militaire socialiste ñëw toog
influencer nit ñi parce que booy jël bulletin yi ñu ngi lay xool amul isoloir booy dugal ñu ngi lay xool. 93 bi ñu defee 92 le code consensuel nga xam ni élection yi njëkk am semblant de sérieux bopp parce que boobu temps c'est la première fois où on a identifié l'électeur où on a installé des isoloirs également année boobu ñu ci bare ngi fii xam fàttaliku nañ ko ba nga xamee ni façon fraude yooyu jeex na parti socialiste moo indi fii lu ñuy wax ay ordonnance kooku ñëpp a ngi koy fàttaliku parce que c'est la première fois où on avait séparé l'élection présidentielle des législatives également ñu def élection présidentielle mois de février année boobu ordonnance yi xaw ñu rey ñun PDS xaw ñu rey ñuy wax ordonnance liñ ci def sax kenn xamul ba élection présidentielle bi pare ñu ni leen dindi leen ordonnance yi nekk def nañ ci ay marche def nañ ci lu nekk fii ñu jàpp ci ay nit pour ñu supprimer ordonnance yi ñu bañ mois de mai ba parce que nit booy wax yàlla rek ngay tiimale sa kaw mois de mai ba ñu demee ba élection ba nangu ñu dindi ordonnance yi ñoom ñu utiliser ordonnance yi ñun tam suñu gos yi ñu leen di jël di leen envoyé ci seen gars yi ñu leen di bindal ordonnance alors donc voilà la réalité des faits keneen fu la wax leneen waxu la dëgg bi ñu jógee 93 dañoo jógee ca législative yi rek ñu supprimer ordonnance alors élection locale yi ca topp yéen ñëpp fàttaliku ngeen 96 bu ñu tegee bulletin fii du doy nit ñi jàpp fii di jàpp ñi nga xam dañu war a wote di dóoree di def lu nekk ñëpp xam nañu ba dans certains points sax des élections ont été reprises bi ñu fa jógee 98 ci la PS commencé def les fausses pièces d'identité man garde naa ci 2 ba tey bi ma nekkee député wane naa ko assemblée pièces d'identité yi bañ ko defee c'était pour permettre à des électeurs de pouvoir voter 2-3 fois fausse pièce d'identité ñoom rek ñoom ma sa fraude ba ma ci amee ay information phase travaux communaux foofu la ñu meetingé ma annoncé ko fi dama génn rek ñu ni ma waa DIG ñi ngi lay xaar moo tax buñ naan journalistes yi xamul démb naan DIG ku jóg ñu yóbbu la DIG ñun ñaata yoon lañ ñu yóbbu DIG man ñaata yoon lañ ko yóbbu DIG ñeneen ñi duma sax yëg traîner la foofu tëj la fa benn fan ñaari fan bàyyi la nga ñibbi wala yóbbu la gendarmerie combien de fois alors donc il faut que bu ñuy wax ñu dem dans les archives xool li xewoon ñu jox ko xale yi pour ñu mën ko jëriñ mais depuis boobu je peux dire que depuis 98 2000 bi mu ñëwee ba tey man xaw ma nu ñuy frauder te maa ngi au cœur des élections donc bu amoon ma wax ko j'ai toujours dit que fraude mënatul am Sénégal c'est pas possible maintenant une élection fiable à 100% amul Amérique amul France amul dara bu yàggul rek la ñu gis ci site yi ñu ne Amérique xaw ma ñaata milliers de personnes yoo xam ne ba ñu dee kenn xamul dal te ba tey ñu nga ca biir fichier ba alors il faut qu'on soit sérieux Sénégal en matière d'élection et de fichier électoral egg na ci foo xam ni mu envié wuñu benn pays benn alors pour en revenir à nos amis de l'opposition donc avant l'élection ñu ngi naan dañuy fraude dugg na fii génn fi mais depuis lors waxatuñu dara donc yàlla may nañu jàmm ba indi lii parce que bu lële amoon kenn du accepter ni dañ la gagné